def lu mat ñaar fukki fan ci biir géej gi am problème ëppoon nañ téeméer waaye bi gaal gi di ser ca gànnaar matatuñ woon fanweer ñi ci des ñëpp réer ci biir géej gi. juróom benn néew yoo xam ne ab bato bu jóge bitim réew moom moo leen for ci waaxi Ndakaaru xamuñu gan gaal la ñu duggoon ñu foog ni nag identification rek moo ci mën dara waaye gaal ga tàkkoon la ñu ko gën a yaakaar. gouvernement bu bees ba tey dara yëngoogul waaye Macky Sall mi ngi pale di wéyal consultation yi dalal na tey ji Ablaye Balde maire Ziguinchor. cérémonie officielle u gàmmuk Tiwaawan xalif général des Tidianes wax na ci borom ñaari tur yi émigration boobu di mbëkk mi gone yi di def ak dessin yu ñaaw di caricature yi nga xam ne ñu ngi koy caricature yonent bi ca France rawatina dinañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop ma ñu ca teewaloon. gàmm gi itam tey jii ngir màggal ko des na fekki suñuy correspondant suñu envoyé spécial ca Tiwaawan di Mamadou Diagne. ñaareelu pàcc bi sport quartier vert ak bonne santé lay doon. Makumba Bey. ñu tàmbaleek beneen accident ñi ngi doon jooy tey jii bu metti lool bi nga xamante ne nii moo am ca àllukaañ fukki nit ak juróom-benn ñàkk ci seen bakkan tey jii ci ngooñ nag ci ngoon ca boori Idda Mouride ca département Koungheul am na fa woto boo xamante ne nii nag moom transport en commun la moo doon jéem a doubler ab camion foofu daanu. benn waxambaane woo xamante ne nii fukki at ak ñeent lay war a am moom nag moo ci faatu am na lu war a mat ñaar fukki nit yu ci amee gaañu yóbbu nañ leen hôpitalu Koungheul xabaar bi sunu naataango di sunu correspondant ba foofee Omar Ndiaye moo ñu ko yeggee. dem beeg dikk bi Barça wala Barsaq ji jeneen jëyee joo xamante ne nii nag xibaar bu feeñ la ca gànnaar ay sénégalais yu duggoon ci gaal goo xamante ne nii dañu doon dem waaye nag ay jafe-jafe la ñu am ñoom ci seen gaal mujj nag ñu wàññeeku. waaye bi ñuy yegg si gànnaar ñaar fukk ak juróom-ñaar matatuñ woon fanweer daanaka te ëppoon nañ téeméer bi ñuy dugg ci gaal gi di dem ñi ci des ñëpp des ci biir gaal gi Mouhamad Diop. geneen gaal gu tembe tam Mbour fukki fan ak benn ci weeru octobre wi def ci géej gi kon lu jege ñaar fukki fan ci départ bi nag yeboon na presque téeméeri nit ñoom ñëpp doon yaakaar rek ak ji Espagne far ñu mujj rek dëpp jubali Mauritanie ginnaaw bi seen lekk jeexee ba noppi ñu am jafe-jafe moteur géej gi tam yëngu lool. bi ñu dëppee nag ba egsi ci géeju Mauritanie fekk na ñu bari ci ñoom daal di dee ndax ñi ci jot a egsi nag ak bakkan weesu ñu ñaar fukki nit ak juróom-ñaar te fukki juróom-ñeent l'hôpital lañ jubali moom ci nag ay témoignages yu daw yaram am ci kuy nettali ne fukki nit ak juróom dee nañ ci kanamam keneen di jooy moom ñetti nit ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan te ñoo bokk ndey ak baay lii nag di jëye joo xam ne mu ngi xew ñetti fan dong ginnaaw bi ñu fi jàppee lu ëpp ñetti téeméeri nit ñoo xam ne ñu ngi dugganti ñaari gaal ba woon tam Mbuur jëman Espagne Mohamed Diop Nouakchott RFM. ñu dellu si waat fii ci réew mi ndax am na nag juróom benn néew yoo xam ni gaal gu jógee bitim réew moom moo leen for néew yi nag fi mu ne nii li ñuy xalaat mooy gaal gi ñu mbëkkoon ci la ñu bokk wala gaal gi nga xam ne moo demoon ba ca biir géej ga mu tàkk ci la ñu bokk loolu. identification rek moom moo ko mën a xamle fi mu ne nii waaye li wérte wóor mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy yëngu nee nañu gaal ga tàkk ca la ñu ko yaakaare Ndate Diop. ab bateau civil bu nekkoon ci waaxi Sénégal moom moo for juróom benn néew yooyu di ab xibaar boo xam ne ni gendarmerie bu Sénégal daal dina koy dëggal yokku ca sax ni ñooñu ñu njorteef ni dañoo bokk ci candidat yi nga xam ni ñoom ñoo bokkoon ci mbëkk mi ci jamono ji seeni néew ma nga ca morgue bu l'hôpital principal bu Ndakaaru mbir mi nag mi ngi am àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ko octobre bi 6 heures ci ngoon di waaj a jot bu ñu sukkandikoo ba tey ci ñii di waa gendarmerie ubbi nañ ci ab enquête ngir mën a xam gone yooyu ñooy kan maanaam def seen identification naam sax su fekkee ni waa gendarmerie ñoo ngi ci ànd ak dal ak teey ndax ci jamono ji mënuñu wax ni gone yooyu bokk nañ ci gone yi nga xam ni dañoo jëloon gaal ngir dem biti réew ak lu ci manti am tombe waral ay gaaf am déet xel mën naa jàpp ni gone yooyu ñoo ngi bokk ci gaal gi nga xam ni moom moo defoon ay candidat yu doon def Barça wala Barsaq daanu woon ci biir géej guddik ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn gannaaw ak dàqante ak ab patrouilleur bu marine sénégalaise ak lu ci manti am waa marine ñoom xamle woon nañ ni lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent ci ay gone la ñu sowe woon ca mujjantal ga fanweer ak juróom-ñaar yi mujj nañ leen bàyyi ñaar ñañu daal di leen placé sous mandat de dépôt ak kenn ku ñu njorteef ni ab intermédiaire la woon ci jamono ji nag amul benn xibaar buy siiwal mbir moomu ba mu amee ñaata gone ñoo ci ñàkk seen bakkan am déet loolu nag gën a yokku tiis jaaxle ak nakaru waajurub ñi nga xam ni boobu ba léegi gisuñu seeni doom ñi bokkoon ci mbir mi te boobu ba léegi kenn tegagu leen i gët
mu nekkoon leerali Alaaji Ndate Diop juróomi minute moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. RFM rajo askan wi. handicapé yi nga xam ne dañoo yor ay diplôme danañu wàcc ci mbedd mi suba ak jàmm ci ajjuma ji nag ngir sàkku loi d'orientation bi ñu appliqué ko loi d'orientation sociale moom moo ni nag dafa am lim boo xam ne ci ñoom 15% at mu yàlla sàkk ñi ñuy jël ci fonction publique lañ leen caa war a boole te loolee ba léegi nag jëmmaluñu ko président de la république ñaaxoon na ministre yi ngir ñu daal di koy amal waaye defuñu ko ba léegi seen secrétaire général Demba Senghor lañ ciy déglu ci jokkoom ak Jomaron. dañ wàccaat ci tali bi def doxu ñaxtu parce que bon li nga xam ne moom la ñu doon revendiquer boobu ba tey moom mooy objectif bi ba tey maanaam ñu jël ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi amee laago te nekk ay ñoo xam ne am nañ seen diplôme te mën liggéey ñu jël leen ci li nga xam ne moom mooy fonction publique ak ci li nga xam ne moom mooy secteur public et parapublic yi comme ni ko président de la république waxee woon ci conseil des ministres 23 septembre bi mu joxee instruction collaborateur am yi ngir ñu taxaw ci loolu waaye dañu seetlu ne booba ba tey gisuñu kenn ci ñoom koo xam ne def na ci dara notamment ministre de la fonction publique bi nga xam ne moom mooy kii ndey mbili gi nga xam ne moom la ñu ciblé woon te mu waroon jël loolu en charge ñun sax defoon nañ li nga xam ne moom mooy démarche envoyé ko benn demande d'audience pour mun a dajeek moom ngir ñu mun a waxtaan ci loolu waaye boobu ba tey amuñu benn réponse ci moom suñu objectif mooy képp koo xam ne handicapé nga am diplôme boo paree li ngay def fii Sénégal ñu mën a appliquer li nga xam ne moom mooy loi d'orientation sociale bi boole la ci 15% yi nga xam ne moom la ñu réserver diplômé handicapé yi ñu leen di jël ci fonction publique at mu ne loolu mooy suñu objectif ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy handicapé yi dootuñu li jàng ba pare am lijaasa mën liggéey ba pare toog ci kër yi wala ñuy dem di def leneen. ñu daal di wax ci ñeneen ñoo xam ne itam seen ñaxtu mooy jege fees ma te taxut ñu mën a yàpp benn kilomètre rek moo dox seen digganteeg centrale électrique ba nekk ca Baaxum waaye mënuñoo fexe ba am courant ñoom ñoo ña nga dëkkee ci Kunayan ak Kunayan dëkk la bu nekk ci Jende mooy seen gaar foofee nag loolu mooy métit bi te nag rax na ci dolli itam nag ñàkkum ndox moo xamante ne nii dëkk yu ndaw ndawaan yu ko wër yëpp daanaka ñoo bokk di ko métitlu looloo tax nag ñu ut collectif goo xamante ne nii porte parole bi Pascal Hervé Malou la tudd dañ ko ciy déglu ci micro Max Euclide Kamfani. Kunaya Mankagne ak Kunaya Ndiola ñoo génn tey pour woon suñu désarroi ci ñetti kii depuis 2008 ñu ngi bind autorités yi mais dégguñu dara bu ñu demee pour affaire ralentisseur ñu waan ñu doo leen mun a bénéficier parce que route bi route nationale la alors que ñun ñu ngi gis que yeneen village yi ñu ngi am doo daan suñu village bi kese moo amul doo daan loolu lan la. c'est injuste depuis 2008 bind alors que loolu mooy accordé accident yi nii parce que excès de vitesse mi ngi foofu depuis 2008 ñu ngi dénombré 5 accidents mortels laa la wax. mooy ñu gaañu semaine bi sax en plein virage benn taxi clando mu bëkk benn Jakarta loolu c'est trop ñun dañu sonn ci loolu foo ñu am doo daan. deuxième chose mooy ñun amuñu courant alors que suñu dëkk bi soriwul ci centrale électrique de Bakoum ñu ngi ci 1 kilomètre ci centrale bi soo gisee yeneen dëkk yi Bakoum am na courant Jende am na courant suñu dëkk bi rek moo amul courant lan la ñun bokk ci dëkk bi loolu on a marre de ça loolu moo ñu ngi bind xamuñu lan la alors que ci 21e siècle bi du ñu mun a dem tout le temps chargé portable ak suñu ordinateur ci Sédhiou loolu dañu sonn ci loolu dañu sonn troisième point mooy ndox loolu ñu ngi am forage mi ngi am au moins polarisé 7 villages forage boobu amul utilité parce que benn borne fontaine rek la ñu implanté ci forage bi ni alors soo gisee yeneen villages yi yeneen quartiers yi du ñu mun a root ndox ci borne fontaine boobu loolu mooy suñu problème loolu moo tax tey ñu génn ñu waa on a marre trop c'est trop ñu wax ba tey ci wàllu kaw gi ak seen i jafe-jafe ñii nag moom kontaante la ñu am ndax lu toll ci junni hectares yoo xamante ne ni xorom si da ko nangu woon ba kenn mënatu ko woon a jëfandikoo ci suuf suñuy bayee fexe nañ ba seppi xorom soosee ba fi mu ne nii nag bëgg nañ faa bay ceeb ci commune Diofior la nekk ñoom ñi nga xam ne ñoo ko fas yéenee bay nag yaakaar nañ ni daal mën nañ caa amee ay rendement yu baax a baax loolee tax nag ci ndimbalul service technique yu PARERBA di projet d'appui à la réduction de l'immigration rurale et de la réintégration ci bassin arachidier bi daal di leen ci fas yéene gunge
Aminata Goudiaby. faro bi ñuy woowe Baboulaye te mu nekkee ci commune bu Diofior ay at ci ginnaaw nag kenn mënu ko woon jëfandikoo ndaxte suuf si xorom si daf ko dominé woon bu baax a baax waaye fi mu ne nag ay projet fexe nañu ba récupérer lu fa tolloog 1000 hectares yoo xam ni tax na tey jii ba askanu Diofior lu ci ëpp nag di jigéen ñi fi mu ne ñi ngi bay ceeb mbay mu am doole Souleymane Gilbert Sène moom mooy coordonnateur Parerba nga xam ni day xeex lépp luy émigration rurale ci bassin arachidier bi. déjà 1000 hectares ça veut dire que ñi fi mun a béy en tout cas junni la sax mun nañ ko wax parce que su nekkee ne béykat bi mu ngi béy juste même genn wàllu hectare donc ñaari junni nit xëj nañ fi donc foog naa ne ku bëgg a béy fii ci goxu Diofior am na place pour mbéy donc loolu lu wër la te loolu vraiment ñu ngi ciy sant mairie bi parce que 1000 hectares du lu tuuti. ñu ni nag ren ji ku moyul foofee ca Diofior daañu góob lu am solo ci ceeb. ren mun nañ wax ne à peu près téeméeri hectares ak lu teg ñeent à peu près béy nañ ko fi ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di topp ci mbéy mi déjà ñaari téeméeri nit la ak fanweer ak juróom yoo xam ne ñu ngi leen di topp ci mbéyum ceeb bi jigéen yi surtout ñoo ci gën a bari donc suñ nekkee ne dekkal nañ leen jéem nañ xeex ba xorom si bañ a dugg foofu mun na vraiment dimbale gouvernement Sénégal pour mu wàññi na nga xam ne noonu la doon jéegaane ceeb bitim réew te loolu dina nekk loo xam ne dina gën a yokk koom-koom bi. bu weesoo nag ONG bi di World Vision nga xam ne daf ko jaarale ci projet Parerba ISRA ANCAR ñoom itam ñi ngi jàppale baykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee foofee ca Diofior bu baax a baax te ne liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ci Diofior ñu ngi koy def ci Djilor Djidjack ak itam ci Simal féetee ci commune bu Fimela Aminata Goudiaby Fatick RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. gouvernement bi ginnaaw bi ñu ko tasee démb dara yëngoogul ba fi mu ne nii président de la république mi ngi wéyal nag consultation yi ñi nga xamante ne nii bëgg na leen a dénk ndomboy tànk bokk ci ñooñee nag Abdoulaye Baldé maire Ziguinchor moom dalal na ko tey jii nag ñu waxtaan ci nan lay duggee bu fekkee day dugg am nag foo xamante ne nii fa la ñu ko fas yéenee kon dugal ci biir gouvernement bi mën naa am ak ñeneen ñoo xam ne président fi mu ne nii mi ngi wax ak ñoom waaye dara leeragul ci liste boo xamante ne nii wér na ba ñu mën leen ko yeggee. ñu wax ci wàllu gàmmu gi cérémonie officielle bi tey jii ma nga amee woon ca Tivaouane teewaayu ministre de l'intérieur sortant Aly Ngouille Ndiaye moom nag moo fa exécuté ji woon les affaires courantes ci teewaayu xalif général des Tidianes. moom xalif général bi nag wax na ci wàllu émigration bi sàkku na nag ci gone yi ñu fàttali ko bu baax a baax wërsëgu gannawaayum gileem maanaam wërsëgu sawum gileem danaan satatatat ba nga yaakaar ne àddinaay tukki mu ni tekk nee na noonu la wërsëg di baaxee waaye bëgg lépp rek xëy sotti du mën a nekk. ci wàllu góor jigéen yi wax na ci itam ak caricature yi naqarlu ko bu baax a baax Cheikh Anta Diop. xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour bi mu jëlee kàddu de li mu jëkk a wax moom mooy jamono yi jikko yi ni mu yàqoo rawatina ci ndaw ñi borom ñaari tur yi nga xamante ni jamono yi mi ngi dugg ci ndaw ñi xale jigéen yi nga xamante ni dañuy dem luwe ay kër nekk faaki góor nee na loolu lu jéggi dayo la te nguur gi war na cee taxaw. borom ñaari tur yi bare na lool léegi xaw ma feebar la xaw ma viis la xaw ma mbon la ay la li ko ñaareel mooy Ndakaar wala Sénégal léegi am na ay kër yu ñuy wax maison de tolérance liberté bu ëpp baaxul. xalif général bi sax dikkaat na ci lu gën a yaatu ci jamono yi caricature yi nga xamante ni fële ci bitim réew ñi ngi koy def jëmale ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi sàkku nag ci kilifa diine yépp ñu taxaw ci. yonent bi ñu amee di kall na mu toll ci ñu koy foye dañu di ko foye loolu la rëy ñeneen ñi ci ñoom état bii offensé na état bi julli jëpp kilifa diine yi war nañoo wax ba ñëpp nag dégg leen wax doo xam ni dañ koy wax topp ca mu sax. jëwriñ ji yor wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye rafetlu lool kàddu yi nga xamante ne rote na ci xalif général de Tidiane moom it indi na tontu ci lii xalif bi wax ne nag dinañ ci taxaw. Que ce soit ces maisons closes ces maisons non autorisées les actes contre nature. lépp loo xamante ne xeetu mbon la ñu di ko gis léegi nguur gi nag noppiwul dina ci taxaw. rawatina maison close yi ñuy wax loolu lépp it suñu police ak gendarmerie ñu ngi ci liggéey. ni ko nag xalif général de Tidiane sàkkoo woon cérémonie officielle bi daanaka lu yam la bariwuloon ay nit. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf Cheikh Anta Diop caricature yooyu nga xam ni dessiné nañ ko Muhammad alayhi salaam
ci ay anam yoo xam ne nag yu ñàkki teggin la foofee ca France nag te seen président ni loolee day wéy ndax ñoom loolu dafa bokk ci seen liberté d'expression taxaat na sax tey ji ay cong am foofee ba ñu faat ci ay nit waaye collectif des imams et oulémas bu Sicap ak Liberté ñaawlu na ko bu baax a baax ni nag Emmanuel Macron moom mi wax wàllu liberté d'expression nag déclaré na guerre jullit yi ci ay kàddoom moom imam Mansour Gueye dañ koy déglu ci nee na danañu amal sax doxub ñaxtu boo xamante ne nii lépp ci jàmm rek lay amee imam Mansour Gueye ñu déglu ko ci jokkoom ak Mamadou Amar Ndione. parce que li fi xew fan yi ci gannaaw gis nañ ko ci France président France génn def benn sortie bu nga xam ne defe naa ne jullit ñi mérité wuñ ko moom tamit discours mel noonu tamit war ko yëkkati en tant que kilifa bu toll ni moom nga xam ne baatam fu nekk lay yegg léegi nag loolu propos yi mu joxee ñun def nañu dafa nekk mel ni déclaration guerre la ci jëm ci jullit yëpp ndax ñun ku nekk xam ne ne jullit ci boppam ndax yàlla moo ko wax ci loolu jullit yonent moo la gën a sa bopp moo la gën a sa yaay moo la gën a sa papa moo la gën a sa frère moo la gën a sa soxna wala sa borom kër loolu yàlla wooñu ci moo la gën a sax li ngay liggéey di ci am teraanga yonent ki moo la gën a lépp donc ku ko laal mel ni yow laal na la gën a cher ci yow donc ku mel ni nag ñi saay yooyu def li ñuy def ko ci personnalité bu toll ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo suñu lépp moo suñu prototype moo suñu modèle moo suñu lépp ba pare mu génn wax boobu mu wax ñun tamit ñu wane suñu ñàkk kontaan ci li mu waxee te it ñu dajale woon tey ñi nga xam ne ñooy collectif des imams et oulémas borom xam-xam ak imam yi nekk ci Sicap nga xam ne dafa lënkaloo lu tolloog fukki jàkk ak juróom-ñeent yi ci nekk ci biir Sicap et yooyu ñoom ñëpp seen borom xam-xam yi ak seen imam yi dajaloo tey ci foofu ci Sicap wane seen ñàkk kontaan ci li nga xam ne mooy propos yooyu président Macron wax jëmee ko ci jullit ñi waaye jëmee ko ci seen njiit te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne fas ni yéene si ñun bu ñu mënoon def li Turquie def taxaw gon gannaaw seen produit yëpp ñu won leen gannaaw waaye taxaw def benn marche bu nga xam ne marche pacifique la suñu ñëwee ko ci gàmmu gi di incha allah danañ ko organiser def marche pacifique bu nga xam ne dañuy wane suñu ñàkk kontaan ci li nga wax xam ne noonu la waxee wax ju nga xam ne mën na taal réew. ñu daal di tàmbali suñu correspondant yi nga xam ne nag ak envoyé spécial yi ñu ngi ci ëttu diine yi nga xam ni ñu ngi ci gàmmu gi jamono ji tàmbaleek Mamadou Diagne envoyé spécial ca Tivaouane Mamadou maa ngi leen nuyu. waaw seetaan nañ léegi déglu itam ñu doon dégtal auditeurs yi en direct cérémonie officielle gàmm gi foofu gannaaw loolu ci wàllu mbooloo nan lañ ko mën a takkee. mën nañu jàpp ni ndax dañ doon xalaat ak dogal bi nga xam ne kii de xalis général des étudiants bi ko dégg Babacar Sy Mansour dañu yaakaar li nga xam ne war a liggéey waaye dañu seetlu bi mooy nit ñi ni ñu war a ñëwee fii ci Tivaouane li xel nag bu ñëwee fii ci biir champ des courses nga xam ne fii jiitu daayira bi sant bi doon chabal ñu ko fàtte ba mat xol sax moom nit ñëpp dañu daal di koy wuyu si ñu nekk mooy ñi nga xam ne ñu bokk ci daayira ñi nga xam dañu am cofeel ci ki nga xam ne mooy kilifa bi ñun ñëpp daal di ñuy ñëw mais nag Macoumba li ñu si mën a jàpp mooy lépp loo xam ne suñu nekk ci wàllu mesure yoo xam ne dañ ko war a jël ngir jàmmaarloo parce que ñu xam ne coronavirus bi dañ leen seet si bërëb bi de balaa ngaa dugg ci saa si sax boo solee masque dëgg bi ak li nga xam ne moo ñu raxas loxo yeeg gel alcool de désinfection bi mais li ci mën a jàpp daal loo xam ni peut-être mën nañu peut-être suñu organisation bi foofu la ñu xawee def quelques erreurs mooy li nga xam ne mooy distanciation sociale bi nga xam ne dañu doon xalaat ni dañ ko rafet mais si si district bi nekk ba ñu gisee distanciation sociale ci nekk loo xam ne jafe la trop nekk ba. jërëjëf Mamadou Diagne ma nga ca Tivaouane foofee la ñu ko yebal ci gàmm gi Ibrahima Diame maa ngi lay nuyu. jërëjëf Macoumba maa ngi lay fay bu baax. yaa ngi foofu ci Kaolack ci fan ci. maa ngi fi Medina Baye. donc foofu mbooloo moom war naa am. waa li fi tuuru ci ay nit Macoumba jéggi na dayo trop dafa mel ni sax dañuy jàpp ne gars yi fii ñëpp fii lañ ñëw feneen gàmmuwul ndax ni fi nit ñi bëree jéggi na dayo trop pour dox ci mbedd yi. daanaka jafe-jafe képp la rawatina fi nga xamante ne moom mooy rue principale bu jëm ci juma ju Medina Baye fépp foo sànni mbat mu tàkk comme niñ koy waxee nit ñi bëri nañ trop c'est vrai que ne ñi doon jógee Nigéria ñëwuñu waaye daal ñi nga xamante ne jàpp nañ ne dañ doon gàmmoo feneen te foofu célébré wuñu gàmmu ren jile donc fii la ñu ñëw lu ci ëpp boog fii la ñu ñëw
donc boo seetee ci biir mbedd yi foo tourné rek yaa ngi dajeek mbooloo mu bëri bëri ñi di dugg ci biir xabru Baye Niass di ziare ñi di dugg ci biir grande mosquée bi ñi di dem tamit ci kër kilifa yi diine yi mu mel ni xalif bi kon di def seen i ziar donc actuellement Makumba xam naa ne ci kanam daal ñëpp danañ jublu ci comment dire pour daal màggal li nga xamante ne moom mooy guddik yonante bi donc actuellement même du seq Medina Baye kese parce que boo seetloo ci yeneen kër foyer religieux yi parce que am na yeneen foyer yoo xamante ne dañ koy màggal. dañuy gis ci yeneen mbedd yi ñu tàntul lu mel ni Léona Niassène tamit nit ñi bëri nañ ko am na tamit feneen fu ñuy wax famille dem kon foofu tamit ñoo muy màggal li nga xamante ne moom mooy guddik yonante bi donc généralement daal ci biir Kaolack jàpp nañ ne en tout cas mbooloo mu bëri ay pèlerins yu bëree bëri ñoo fi donc ñëw pour màggal guddik yonante bi jërëjëf Ibrahima Diame ñu jàll Touba fekk fa Mouhamed Jo Diop Jo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Makumba di nuyu ñëpp. waa Touba nu ñu gàmmoo. Touba ak li ko wër ni ñu gàmmoo mooy ci ferveur ak ci ñaan yu mat sëkk ci diwaan bu Touba ay kilifa yu bari ñoo ngi ko fi amal ku ci mel ni Serigne Cheikh bu Serigne Saliou Mbacké waaye également waa daayiratul Hizbut Tarqiyyah waaye du Touba kese parce que lii xew ci diwaan bu Touba moom mooy képp ki nga xamee ne kon da nga am cër ci biir dëkk bi moom mooy Serigne ci fi nekk dañu am ay village secondaire yoo xam ne moom la ñu ràññee ne foofu la ñuy faral di màggale li nga xam ne moom mooy guddi Nabi di Mawluta bokk na ci fi nga xam ne mooy Ndindi Serigne bu Serigne Fallou bu Serigne Abdou Fatah ak sëñ Abdou Karim ñoom ñoo fa joxante rendez-vous ak li nga xam ne moom mooy taalibe yi ngir màggal guddi yonent bi foofu ay xasaayid depuis tey suba waaye tamit njàngum alxuraan fës na fa lool fële ca tey ci beneen dëkku diine boo xam ne Serigne Mbacke Soxna Lo lañ fa doon fekki jamono ji ab doomam moo fa nekk di Serigne Moustapha Mohamed Mbacke foofu tamit ñoo ngi ko fay màggal bu baax a baax te mbooloo yu takkoo takku jóge nañ ci Touba ak yeneen barab ci biir réew mi ngir dem fekki ko fa ñu nar a fanaane guddi gi màggal ko bu baax a baax fi nga xamee ne jamono ji foofu laa nekk mooy Belel ci beneen dëkk boo xam ne à une vingtaine de kilomètres de la cité religieuse de Touba nekk na dëkk boo xam ne tamit njabootu Serigne Abdou Lahad Mbacké ñoom ñoo fiy joxante rendez-vous saafonte ak seen taalibe waaye tamit màggal guddi gi fii ki nga xam ne moom lañ fi fekk si muy Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Lahad nekk na si di ko màggal depuis fan yi yëpp waaye rawatina bés ni ki tey bi nga xamee ne kon dara manqué wu ci wàllum njàngum alxuraan ak i ñaan ngir réew mi nekk ci jàmm cérémonie officielle bi sànq la doon am waaye jamono ji jeex na ñu mën cee ràññee rek li nga xam ne moom mooy ñaan yi nga xam ne ñaan nañ ko ngir réew mi nekk ci jàmm. Touba ak li ko wër am na de petites minorités lu mel ni communauté xaadra ki nga xam ne moom mooy liñ ci gën a ràññee moom mooy waa Digaan nga xam ne communauté xaadra bi ñoom ñoo fa nekk. foofu tamit Makumba ñoo ngi koy màggal bu baax a baax foofu Serigne Ahmed Sow mooy xalif bu Digaan foofu la xaadir yëpp yi nekk ci biir département bi joxante rendez-vous Makumba tey. jërëjëf Mouhamed Jo Diop moo ñu toogal ca Touba ak diwaan ba ñu dem si Ziguinchor Lamine Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Makumba. gàmm gi foofu itam luñ fi nemmiku. waaw ni ñu ko waxee Makumba Ziguinchor tamit lii di gàmm gi ñoo ngi ko fi amal tey ci bërëb yu bëri nga xam ne ñu nekk ci commune bi waaye sax ba ci biir région bi rawatina département bi ñoo na ci commune bu Ziguinchor nag lañ koy dooree jàkk yi bëri jël nañu matukaay ngir waajal li nga xam ne nag moo di gàmmu gi amal ko sax donc ci guddi gi donc muy grande mosquée muy juma yu bëri yi nga xam ne ñu nekk ci biir commune bu Ziguinchor bu ñu fa doxantoo sànq gis nañ ne waajal nañ ko bu baax a baax te guddi gi nañ ci amal gàmmu gi waaye li nga xam ne mën nañ ko gën a bàyyi xel mako moom mooy département bu Bignona am na bërëb yu bëri nga xam ne lii di gàmmu gi dañ ko fay màggal at bu ne ren tamit dañ koy amal mu ngi mel ni fi nga xam ne moo di Signa foofee am na gàmmu bu mag bi nga xam ne dañ ko fay amal at bu ne ren tamit jël nañu li nga xam ne rek moo di dogal amal ko ca Bignona sax commune ak ci bërëb yu bëri nga xam ne ñu nekk ci biir département bi ren nag li nga xam ne mën nañ ko ci wax mako moom mooy xëy